asalaamaaleykum amateur football yi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi soxal actualité foot ak mercato jeudi 6 août 2026 waaye laata loolu yow mi nga xam ne gën nga ci page bi te abonné ko ñu ngi lay ñaan nga abonné activer cloche notification bi bu ko defee nga bañ a raté bépp vidéo boo xam ne ñu ngi koy dugal fii ci chaîne bi bu leen fàtte tamit di aimé vidéo bi aimé leen vidéo bu baax a baax dañuy door xibaar yi ak ki nga xam ni moom mooy Takehiro Tomiyasu waaw moom nag daal na utali ci Angleterre ci Crystal Palace moom ancien joueur Arsenal bi ginnaaw nag ba mu fa jógee mu nga woon foofee ci Ajax la nekkoon moom joueur bi moom nag ginnaaw ba mu jógee ci Ajax librement daal na utali fële ci Angleterre rawatina ci club bi di Crystal Palace club bu Ismaïla Sarr bi foofu la utali moom mi di Tomiyasu ba tax na nag yi nga xaar ci 48 heures yi mu daal di amal daal di signé li nga xam mooy contrat mi daal di utali foofu moom défenseur japonais bi kon nag daal na jël yoon daal di utali foofee ci Crystal Palace ñu des ci beneen japonais kii nag gardien la muy gardien bi nga xam ne nag ñi di Paris Saint-Germain ñu ngi ko topp booba léegi muy Gion Suzuki mii nag di gardien japonais bi nga xam ne moo àndoon ak Japon ci coupe du monde bi ñi di Paris nag ñi nga xam ne ñu ngi waajal yeneen offre yoo xam ne nag ay offre yeneen yu yees yoo xam ne nag bonus bi ci la dara bokk boo xam ne nag nañ ko daal di def ngir fexeenu gardien bi ñëwee foofu seen club waaye gardien bi buñ sukkandikoo ci Fabrizio Romano mu nga xam ne nag ca Juventus nga xam ne tamit bëgg nañ ko ndax gardien bi ma nga foofu ci Italie ci club boobu di Parma la nekk waaye ñi di Juve nag boo def nànk gardien bi utali foofee waaye nag loolu ab pere la maanaam Parma dañ koy àll ñi di waa Juventus te Paris Saint-Germain ci boppam sax daal nañu proposé ñi di waa Juventus kii di Lucas Chevalier ngir bu ko defee moom gardien bi ci Suzuki mën na ñëw foofee waaye nag ñoom Juventus dafa mel ni loolee intéressé wu leen ba tax na nag loolee ab benn dossier à suivre la joueur argentin bi nekkoon foofee ci Atlético Madrid di wéy ci turu Noël Molina moom nag daal na utali ci club italien bi ci AS Rome moom nag daal na dem foofee ginnaaw ab accord boo xam ne nag ñi di AS Rome daal nañ ko trouvé ak Atlético Madrid ci benn montant boo xam ne mu nga toll buñ ko estimé mu nga toll ci 18 millions d'euros accord boo xam ne accord verbal boo xam ne tamit ñoom AS Rome daal nañ ko trouvé ak joueur bi voilà moom joueur bi joxoon na leen kàddoom ba tax nag moom joueur bi dina utali foofee moom latéral droit argentin bi moom nag dina dem foofee daal di engagé wu ak club italien boobee di AS Rome ginnaaw bu mu toogee lu tolloog 615 jours moom mi di Mikhailo Mudryk nekk foofee ci Chelsea moom nag ginnaaw affaire antidopage am beeg yi ni mel moom nag toogoon na lu yàgg presque lu tolloog 2 ans yoo xam ne nag toog na ko dellusiwaat na ci terrain yi ginnaaw nag voilà mbir yi bañ ko tegee fële ndax mbir yi ay tuuma la woon voilà moom nag defaa na retouram ci terrain yi ginnaaw ba mu toogee lu tolloog 615 jours moom mi di Mikhailo Mudryk nekk foofee ci Chelsea. ginnaaw bu ñu jigee foofee dañuy dem fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Al Ahly di club saoudien bi ñoom nag dañoo def attaquant brésilien bi di woo ci turu Gabriel Jesus lañ daal di def seen objectif jamono ji seen objectif lañ ko def ba tax na daal bëgg nañ koo recruter moom attaquant bi daal ko jëlee ci Arsenal indi seen club dañu loole nag faaw mu antu ci kaw kii di Ivan Toney daal di jógee ci club ba bu jógee ci club ba ñoom nag teg nañ gët attaquant brésilien bi nekk ko fa ci Arsenal bu ñu sukkandikoo ci Ben Jacob ginnaaw bu ñu jigee foofee dañuy jàll utali ca Espagne dem fekki ñi di waa FC Barcelone ñoom Barça nag am nañ confiance ba léegi daal di finaliser transfert bi nga xam ne moo soxal kii di João Cancelo di latéral bi nga xam ne nag mu nga jugoon foofee ci Al Hilal ndax dañ leen koo àlloon ñi di Barça nag lu ñu bëgg mooy finaliser ko daal koy xaatimal contrat te contrat ñaari at lañ ko bëgg a xaatimal ngir nag daal koy signé mu des seen club définitif ba tax na nag waxtaan yi muy négociation yi mu ngay wéy seen digganteeg ñi nga xam ne mooy Al Hilal ngir xool ne su mën a def ngir daal di signé définitif kii di João Cancelo te moom jour bi nag daal di des foofee ca Barça muy bëggam ñu des ci Barça ba léegi ak beneen mbir soxal Julián Álvarez ñi nga xam ne nag moom dina def lépp tout son possible ngir nag daal di signé ca Barça maanaam moom jour bi daal dina xar tànk tubéyam wane bëgg-bëggam ngir dem signé fële ca Barça moom argentin bi ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy entourage am ñoom nag dañoo informé Deco moom argentin bi voilà ak entourage am dañoo informé directeur sportif bu Barça bi di Deco di ko xam ne daal ñoom dinañ def lépp lu mu leen jaral te buñ jaree sax ñu français limite yi waaye nag daal ko teg ci benn cadre professionnel ngir jour bi nag mën a ñëw daal di signé foofu ci seen club ñoom nag loolu lañ daal di xamle te moom jour bi nag une fois de retour à l'entraînement il informera son directeur sportif de son club voilà di ko xamal ne ko dafa bëgg jóge ca Barça moom daal maanaam bu dellu soité ci Atlético Madrid ca entraînement yi dina xamal directeur sportif Atlético Madrid daal bëgg-bëggam ngir utali ca Barça bu fekkee ñi di blaugrana yi nag serait prêt à revoir leur offre à la hausse pour trouver un accord voilà donc buñ sukkandikoo ci sport mu nekk beneen dossier boo xam ni ñu ngi koy tudd foofu ca Barça waaye ci Barça googee la ñuy des ba léegi ak mbiru Julián Álvarez ba léegi tamit ndax ñu ngi xamal ni
priorité Hans Flick maanaam ñoom Barça seen entraîneur bi di Hans Flick priorité waaw bëgg-bëgg bu njëkk jamono ji mooy nag daal di recruter ab attaquant ba tax na ñi nga xam ne ñoom le Barça va faire une nouvelle tentative dans les prochains jours pour Julián Álvarez même si Atlético Madrid n'est pas disposé à le vendre ñi di Barça nag bëgg nañoo amal beneen tentative yees ci bés yi di ñëw ngir daal di jëlee Julián Álvarez su fekkee Atlético Madrid te même bu fekkee sax ñi di Atlético Madrid nag ñoom noppi ngir jaay bi le jour bu ñu sukkandikoo ci Rodara ñu des ci Barça ak beneen mbir boo xam ne nag depuis démb ba léegi ñu ngi ciy wax muy kii di Rodri ndax ñi nga xam ne ñi di Barça nag dañoo pris contact jëmee ci entourage joueur bi di Rodri waaye tamit ak clubam boobu mu nekk di Manchester City ngir nag benn possible transfert ngir mën a amal transfert ngir xool nees mën a def ngir Rodri daal ñëw fa seen club bu fekkee Real Madrid ñoom ñi ngi waxtaan ñoom tamit ci ñoom sax seen waxtaan yi depuis ay semaines ñu ngi koy amal waaye Manchester City nag ñoom ba léegi nag nangooguñ daal di procéder immédiatement jëmee ci loolee ndax fu mu toll nii nag ñoom dañoo estimer ni club yi nga xam ne dañoo am bëgg-bëgg jëmee ci joueur espagnol bi nekkoo seen club dafa bëri ba tax nag ñoom kon dañuy toog ñu daal di càmbar yeneen club yi tamit ñoom offre yi ñuy def xool nag ban offre moo leen gën a neex yu demee noonu ba tax nag ñoom Real Madrid seen bëgg-bëgg ñoom nanguñ cee àddu immédiatement ndax dañuy xool yeneen club yi tamit ñoom lan la ñuy proposer jëmee ci kaw Rodri en tout cas daal ñi ci gën a fës bokk na ci Barça ak Real jamono ji te lépp nag ci joueur bi lay dépendre buñ sukkandikoo ci Fabrizio Romano ci moom la ñuy des ba léegi moom Rodri la décision reviendra entièrement à Rodri maanaam daal décision bi maanaam moom joueur bi daal moo yor cëggal guyam mooy xool nag fu ko neex mu ni man fii laa bëgg a dem voilà car le Real et le Barça sont tous deux prêts à payer une indemnité de transfert similaire à Manchester City te Barça ak Real ñoom ñaar ñëpp nag noppi nañ ngir fay même prix boo xam ne nag ñoo nduroo ñoo yam jëmee ci Manchester City ngir kii di Rodri est en négociation avec le Real Madrid depuis des semaines en tant que priorité mais le Barça s'est également positionné alors que l'accord avec Madrid n'est pas encore finalisé voilà Real ñu ngi doon waxtaan ak Rodri depuis ay semaines Barça nag ñëw dugg ci mbir yi même si bu fekkee accord amagul ci diggante Rodri ak Real mu nekk nag benn dossier boo xam ne xaw na pëccëxoo ci ñaari giants espagnols yi voilà jëmee ci Rodri mu nekk benn dossier boo xam ne nag c'est intéressant jamono ji voilà donc mi ngi noonu ginnaaw bu ñu jugee ci ki nga xam moom mooy Rodri dañuy dem fekk ki di Yan Diomandé foofee ci Real Madrid Yan Diomandé dina dem utali ci Real waaw moom jour bi nag dina atterrir yi foofee ci Real ci après-midi bi vol bi nag plus tard daal dina ko amal tey jii waaw lu mu yàgg tey jii dina amal voyage foofee accord de transfert signé en ce moment même par le Real Madrid ak RB Leipzig actuellement nag signé nañ accord bi ñu ngi koy signé waaw suñ ko signéwul ba noppi sax ci diggante Real ak RB Leipzig après que le club allemand ait finalisé la première des deux signatures sur deux avec l'agent de Diomandé il s'agit d'un transfert de Finchi Aslani voilà moom nag ñoo moo taxaw ci dossier bi ba voilà ñu daal di signé boobee contrat communiqué officiel bi nag moo ci nar a topp moom Yan Diomandé kon te utali foofee ca fi nga xam ni moom mooy ca Real Madrid waaye ci Yan Diomandé moom la ñuy ñëw ba léegi ci Yan Diomandé la ñuy ñëw ci ay mbiram ndax Yan Diomandé ñi nga xam ni dem gi bi dem ci Real Madrid nag buñ sukkandikoo ci The Athletic ak Mario Cortegana di journaliste espagnol bi ñu ngi xamal ni Real Madrid ak RB Leipzig dañoo tombé d'accord ci mbiri Diomandé ci benn montant boo xam ne moo nga toll ci 125 millions d'euros yu ànd ak 15 millions d'euros yoo xam ne pour bonus la joueur bi devrait autoriser à se rendre à Madrid pour def li nga xam mooy visite médicale yi kon nag feuilleton boobu nga xam ne nag amoon na ci diggante Real ak RB Leipzig jamono ji nag tous à sa fin voilà mu ngi ci yoonu jeex ndax transfert ba jàpp nañ ni nag am na ginnaaw buñ jugee ci Yan Diomandé dañuy des ci Real Madrid ba léegi ak beneen mbir tamit muy kaw Vinicius Junior foofu ci Real Madrid ndax Vinicius démb réunion amalal nañ ko voilà ci kii di Vinicius ak ñi di dirigeant Real Madrid yi le Real Madrid se rapproche d'un nouveau contrat pour Vinicius Junior après des discussions positives hier ginnaaw ay waxtaan yoo xam ne amal nañ ko démb l'accord verbal est désormais aux étapes finales maanaam jubóo bi nga xam jubóo nañ ko ci cadre gi mi ngi ci étape yu mujj yi les derniers détails sont en cours de discussion avec le feu vert pour avancer avec le nouveau contrat à long terme. José Mourinho pousse également pour que Vinicius reste voilà comme ni nga gisee noonu kon nag accord mi ngi waaj a am ci diggante ñaari parties ci diggante côté Vinicius ak côté Real Madrid te seen coach bu bees bi di José Mourinho li mu bëgg mooy kii di Vinicius daal di des ca club ba loolee nag mooy bëgg-bëggam ñu toog di xool fan la wane di mujj tam jëme ci boobu dossier ñu jeexal xibaar yi ak waa Real Madrid ba léegi dañ koy jeexal ak ki nga xam mooy Endrick di benn joueur brésilien
moom nag ñu ngi ruumanaat naan est-ce que Real duñ ko aale am déet waaye moom joueur bi nag li mu bëgg mooy malgré la concurrence mu des ci Real Madrid ngir nag tenter gagner place titulaire am foofee ci biir club ba voilà sous les ordres de José Mourinho. Il pense avoir convaincre le nouveau coach du Real Madrid te moom joueur bi nag jàpp na ni mënees naa convaincre seen entraîneur bi di José Mourinho bu ko defee mën a daal di des foofee ca fa nga xam ni moom mooy ca Real Madrid moom mi nga xam ne moom mooy Endrick. kon sama gars yi lii moo nekkoon xibaar suba si ba ci kanam ñu ñëw ak yéen ci yeneen xibaar yi soxal actualité foot ak mercato bu leen fàtte di abonné di partager di liker ba ci kanam incha allah ñëw ak yéen ci yeneen information donc mi ngi noonu am leen jàmm bu baax a baax jaa ngeen jëf.